macha allah soxna Dior exposé bi moom tarkal la mais man de dama amoon benn question bu ma bëggoon a posé mu xaw a personnel. Constaté naa ni si sa exposé da nga énuméré point yi nga xamante ni moo waral divorce bi mu bari mais comme ni nga ko waxee rek soxna yi léegi talatuñ dara nit ñaa ñi daw ñii di wut ci xaalis fii ñi yeneen occupation yi nga xamante ne da leen di tere ñi sëy yow loolu loo xalaat ni moo ko war a remédier. question bi am na solo lool mais jigéen dëgg la que ni nga liggéey baax na parce que ki la takk mën na laa dëkku peut-être mën na laa yor mais bu dee jigéen nga di taxaw la nga war a defal sa yaay wala say parents peut-être moom du ko jël en charge. C'est très important mais nit a ngi liggéey di sëy sëyam normal nit a ngi liggéey di toppatoo borom këram parce que doo focaliser ci liggéey rek du day metti soo xëyee liggéey soo wàccee toppatoo sa jëkkër waaye soo wàccee ni dama sonn doo ko mën a toppatoo te lépp organisation la sans organisation rien ne peut se faire donc soo organiser wii rek yaakaar naa ne di nga mën a gérer sa ménage aussi nga gérer sa travail. wér na kay soxna yi ci public bi bu amee ñoo xamante ne am na luñ bëgg a laaj rek soxna mi joxe woon na benn liste foofu pour question yi. soxna Dior mi ngi lay ziar bu wér. man nag question bi ma mën posé mooy des fois dangay dégg ñu ne xale yu góor yi léegi taxatuñu jigéen bu liggéeyu loolu ba xam ku góor ki mën na see basé wu pour bañ a def li ko war li nga xamante ne moo war ci biir kër gi wala des fois dangay dégg ñu di ko wax ñu ne ku takkatul jigéen bu liggéeyul moom bokkoo ci dëkk bi parce que xale jigéen ñi léegi ñëpp a ngi jóg pour am lu ñu ut wala yor am xaalis wala loo xamante ne dañ ko mën a dimbale seen bopp loolu damay laaj ba xam góor ñi mën nañ cee basé wu bañ a toppatoo seen soxna parce que lan mi ngi liggéey wala mi ngi wut dërëm yoo noonu ci foyer. C'est très important aussi mais jigéen buy liggéey yow sa soxna même bu yoroon ay milliards sax et c'est pas une raison pour nga bañ ko toppatoo parce que nag ci l'islam góor boo xasee ba takk jigéen yaa war a jël sa responsabilité. dëkkal ko dëkkoo ko. même bu yoroon ay lu bëlee alal ju bëri yow li la war ak moom li la war ak njaboot gi danga ko war a toppatoo parce que su ko neexee téye poosam ndax alalam la. responsabilité bi yow la war yow muy góor. macha allah wax na dëgg moom jigéen buy sëy moom dëgg yàlla même bu amee salaire boo xamante ne moo bëgg wax borom këram c'est pas une raison pour que borom këram bañ ko toppatoo. loolu moom li war ci moom yëpp moom la war moo war a am responsabilité boobu. bon soxna Dior man tamit amoon naa beneen laaj comme quoi góor goo xamante ni ñemewul responsabilité comme sa jabar yow nga yore soxna ngeen am njaboot macha allah et puis nangoo gàddu benn responsabilité loolu tamit mën na nekk motif de divorce je pense. oui motif de divorce la mooy irresponsabilité des maris parce que ku gis nañ ko fi bari na sax ci Sénégal góor yàlla yoo xamante ni ñàkkuñu yor nañu mais lu ñu am génne ko ci biti. am na ñoo xamante ni sax mën nañu woowee ay samba àllaa loo am joxe ko ci biti alors que ni sa jabar yorul dara di dajale ay jabar ak takk suuf te yoroo loo yoree sa aawo loolu tamit motif de divorce la parce que kat am na yoo xamante ni sax ngor warul la ko may. yor nit ci kër defaloo ko njaboot gi ngeen bokk ko defaroo leen muy xëy di daw di daanu lu mu am def ci kër gi nga yor li nga yor te joxoo ko loolu tamit motif la bu bëri parce que exemple yi bëri na fi jarut ñuy wër lu bëri parce que mën nañoo xool ci suñu alentour ku wër ci sa li la wër di nga gis même bu dul ku la jege di nga gis koo xam koo xamante ni loolu dal na ko mu koy mujjee pousser ci divorce aussi. kon mën nañ wax ni góor yàlla yi ñoo war a jàppale soxna yi ndax soxna yi bëgg nañu sëy. sûrement que souvent yenn saa yi da ngay tase ñoo xamante ni bon xëy na peut-être moyen bi nekk fi mais aussi comme soxna Dior ni nga ko waxee fuite de responsabilité bi tamit loolu day tax ménage bi du neex ni mu war a neexee. comme soxna Dior première question bi kii dane comment doit se comporter une femme dans sa maison envers son mari. On peut dire qu'une femme doit se comporter envers son mari
parce que ci boo xoolee ci solution yi maa ngi lay wax ni que jigéen dafa war a soumise. Une femme doit être soumise et obéissante maanaam booy sëy sa borom kër sa kilifa la danga ko war a respecter wormaal ko moom war na laa dëkkee la waaye yow it war nga kaa toppatoo ndax am borom kër ñu togg loola nga ni togguma ñu fóot loola nga ni ko fayal fóot loolu tamit du dëgg du yoon nit ki booy sëy war ngaa toppatoo sa jëkkër ci côté yëpp parce que góor tamit li olof Njaay naan góor ak xale yam neex nañoo naax góor lu mu bëgg ci yow su ko amul tamit dina ko wëri ci mbedd mi su signé monogamie tamit du ko teree foo baa mu doxaan kon donc monogamie ou polygamie une femme doit être soumise elle doit respecter son mari du moins elle doit respecter son mari et en plus dafa war a comment dirais-je dafa war a toppatoo jëkkëram ak ay goroom tamit. macha allah loolu dëgg la wax dëgg yàlla soxna moom buñ la indee ci kër moom li la war ci kër gi xam nga ko bu baax maanaam toppatoo sa borom kër lépp lu aajo ci moom yow la war maanaam responsabilité bu rëy la sëy moom képp ku muur nga sëy xam nga ni responsabilité bu rëy nga endossé kon waroo xaar kenn ci dara lépp loo war a ci kër gi boo xëyee war nga ko def matale ko soxna yi bu njëkk noonu lañ doon def macha allah ñoom buñ musaana moomee bokk comme ñoom bu njëkk elles étaient pas seules dañuy am ay co-épousés tout ça ku ci ay moom macha allah dangay teel a yeew teel a nekk sa kër teel a pare balaa sëñ bee ñëw lépp fekk pare na xale yi macha allah ñu nga fekk defar leen ba mu baax nga xam ne sëñ bi bu ñëwee di nga ko mën a tal mais tey jii bon sama genre gi ma nga xamante ni bu ñuy seey taluñu dara. danga koy dégg ci yenn mbokk soxna yi bu seen boroka santé dara moo xam fër la wala leen dañ naan indiwuñ ma fi pour liggéey mbaam. waaye dañ laa ñëw indil soxna lañ la muural du mbaam lañ la muural. comme yenn yi soxna da koy wax di ko moytandiku di ko wax di jëkk borom këram. parce que dañ ne borom kër sang la. tey jii lu la sa sëriñ wax. doo xalaat leneen loo ci teg da ngay jëfe ndigal. kon borom kër dañ ko war a jox war ma comme ni ngay warmaale sa sëriñ. na nga war a warmaale sa borom kër. kon nañ ci bàyyi xel bu baax. wér na kay wér na surtout kàddu gi sax dafa am solo parce que am na nooy waxee sa borom kër. day foog ni yow da ngay danga koy bëgg moom daal. te du noonu. gis na nit mun nga wax ak moom d'une manière posée sax nga ramener ko à la raison même bu fekkee ni il a tort. te tamit sa borom kër du la tooñ sax même bu la tooñee sax am na noo ko koy waxee. pour nga bañ koo vexé wala mu bañ a gis boppam ndax kilifa la. te kilifa moom ñëpp xam nañ dañ leen war a woon moom. kon noonu baax na deuxième question bi kiy dane quel est le but réel du mariage. le but réel du mariage parce que dañu wax ni ci olof nee nañu taaru jigéen mooy sëy donc boo seetloo Sénégal boo commencé sax développer certaines parties de votre corps dañ naan la ndax yaa ngi waaj. boo xoolee koo romb mu lay xoolee kii de màgg na. donc xam nañu réalité Sénégal mooy à l'âge de 18 ans ou presque moins parce que actuellement au Sénégal xale yi dañuy marier même à 14 ans ou non à 15 ans ou 16 ans. léegi mën nañu biiwu mariage maanaam nga nekk ak sa borom kër jaamu ci yàlla. muy bii bi. parce que booy xool sëy lépp jaamu yàlla la. parce que démb maa ngi waxtaan ak jëwlin Malick jëwlin Blanche. mu may wax ni que ku tedd ki doon na wax naan yàlla suñu borom nee na su doon mayaat keneen muy sujjootal it soxna lay may mu sujjootal borom këram. kon booy xool lépp jaamu yàlla la. te am na ñu naan tax àjjana jigéen mu ngi ci ñaanuk jëkkëram. kon ñun mën nañu suñu àjjana mën nañ ko amee ci suñuy borom kër. kon mën nañ ni lépp jaamu yàlla la daal. kon comme quoi que ni mën naa déduire ci li nga wax ni que mariage mel na ni kuy julli ci jigéen daal je veux dire. day mel ni comme faratay julli comme koor ak yooyu noonu. mun nañ wax ni noonu lay toll ci moom wala. jigéen waaye mën nañ ni sax exigence la ci jigéen. parce que Sénégal boo amul jëkkër sax tollu benn âge bi nañ lay xoolee wala lañ lay jëwee. xam nga ko donc mën nañ ni exigence la ci jigéen. mu sëy mais sëy bu rafet tamit. parce que sëy dafa am sëyantu dafa am. parce que il n'existe pas d'amour parfait mais aussi il n'existe pas une personne parfaite. kenn ñëpp a yam kenn parfaitul daal. kenn ku ne am na défaut. mais nit ki soo nekkee ak moom bul xool ay qualité mais xoolal ay défaut
ndax nga mën a dëkk ak moom ndax nee nañ koo xam jikkoom doo jotee ak moom. am na solo kii dañ ne quel est le rôle de chacun dans le ménage maanaam góor ak jigéen yan rôle lañ war a jouer ci biir ménage bi. waa mën nañ ni que ni ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci sa part de responsabilité parce que couple lañu wax un couple c'est 2 personnes voire même plusieurs personnes parce que y a la polygamie mais bu ñu nee couple ñaari nit tey jii boroom kër gi moo ngi xëy daw uti lu mu def ci kër gi ci bu njëkk ba sax ndax léegi jigéen day daw góor di daw mais bu njëkk danga naan gis que ni boroom kër gi dafay xëy daw uti dépense su ñëwee lu mu am yëpp teg ci table bi ndax talul dara ndax jabaram ak ay doomam mais aussi ku jigéen ki lu mu àndi mu économiser defar ba mu jekk te coow du jub lu mu am def ci kër gi moom it jàppale njaboot gi defar njaboot gi ndax doom tamit nawle la toppatoo doom yi toppatoo boroom kër gi toppatoo goro yi ndax kat lu baax ci kër jigéen la ndax kër bu tasee jigéen la ndax góor ñi amuñu jotu toog bay tas kër kon mën naa ni jigéen ñi bu ñu nañ defaraat jikko yi góor yàlla yi aussi gën a respecté waat responsabilité yi parce que bu góor yàlla yi fonkee seen responsabilité envers leur femme jigéen ñi aussi accomplir seen devoir envers leur mari donc mën nañ ni sëy bi dina yàgg te divorce mën na cee ñàkk ndax bu njëkk daan nga gis ku sëy ak nit ay ati at mais Sénégal léegi pour nga gis yi sax ku sëy ak nit ñaar fukki at problème la leen na moom léegi kay moom sëy yi moom macha allah kay moom kay day na waar lool Soxna Dior comme ni nga ko waxee woon rek maanaam danga wax ni góor moo war a dëkk soxna moom en quelque sorte moo war a yore kër gi bu xëy góor borom kër bi bu xëyee liggéey soxna si moo fi des entretenir kër gi lijjanti xale yi togg beeg loolu yëpp c'est vrai mu nekk à sa charge mais tamit mën nañu wax ni yenn saay bon bu sëñ bi tamit bu fekkee ni yàlla dogal na peut-être situation économique bi demewul noonu soxna si tamit war na see mën a jàpp am déet. waaw parce que boo xoolee soo seetloo sax boo jugee ñiy jug fajar di jàngi dangay dajeeg suñu yaay booy ñenn ñi yenu paan ñenn ñu yor leget di liggéey donte seen boroom kër ñu ngi dund ba léegi di xëy di liggéey ñoom it mais xam nañ xale yi léegi dañoo bari bëgg-bëgg sama genre gi lu ñu gis lu bees lu ne rek ñu bëgg cee am te loolu dafay metti parce que mënu à chaque fois naan papa bu fekkee dafa yor ñaari soxna li koy war dafay bëri donc soxna su nekk dangay dem daanu sa doole def ci kër gi mais liggéey def ci kër gi taxul nga ñàkk fayda taxul nga nekk jaam taxul sa jëkkër yab la danga koy def ngir jàppale sa jëkkër am ci ngërëmal yàlla parce que kat mënoo ni dangay sëy ba pare nga ni sama yoon nekku ci lépp moom la war moom la war chaque jour tamit ça ne se fait pas parce que xale yi na leen bokk jur parce que xale boo ko joxul li mu bëgg ci anam ya gën mën na koo amee ca beneen anam parce que jigéen ñi nga xamante ni dañ jàng jéggalu ci kàddu gi ñu ngi wër di jaay seen bopp la plupart besoin yu am ay besoins yoo xamante ni c'est insatisfait kenn satisfaire leen donc dañuy obligé di jaay seen bopp pour mën a satisfaire seeni besoins parce que bu papa amul yaay tamit jéemul dara xale moom xale rek nga te jigéen xel mi dafa gàtt il faut que nga koy jubbanti mais aussi di ko taxaw si yenn yi maanaam jigéen dangaa war a soutenir sa jëkkër waaye parce que jamono toll na foo xamante ni góor ñi bëgg nañ def certes mais dëkk bee tas daal si gàttal dëkk bee tas dernière question bi kii dafa ni le maraboutage entre co-épouses n'est-il pas une cause de divorce? Le maraboutage entre co-épouses n'est-il pas une cause de divorce? Oui, c'est déjà énuméré dans les causes. Maraboutage cause principale sax mën nañ ni moom la léegi parce que Sénégal léegi jeune fille sax ñoo gën a gëm sëriñ xale bu jigéen boo ci gis mu ngi listixaar yóbbu 200 si pas mu lay ñaan wala mu lay seetal sama avenir la ñuy njëkk naan sama avenir la ñuy xool sama waa ji ma nekkal ba xam baax na wala mën na maa takk te alors que ni nit ki moom li nga war a am danga koy am ala kulli haal maanaam yow ki la war a takk sax du la rëcc heure ba nga war a sëy du la rëcc lépp lu war a am rek ci anam ba mu war a amee ak heure ba mu war a amee si lay amee donc maraboutage bi mën nañ ni cause principale ici au Sénégal parce que kat maama ni
wala may mën-mën luy dañoo bëri lool ci Sénégal alors que ni la plupart xamuñu sax dara ku ñuul ki lañ lay wax ku gàtt ki sa wujj bi wala ko xees ki bu fekkee ni nag dangaa gàtt xel lool ba mel ni man nga ne sama wujj ba la wala sama wujj peccor ga la noonu la mel damaa sonal alors que ni moom sax talul la ndax ay problème am da koo ëpp doole donc gën a ñàkk gëm lépp sax ñàkk gëm yàlla la parce que ñàkk gëm yàlla weesuwut nga ba yàlla war koo mën a julli ñaan ko say soxla dem ci ab sëriñ wala kuy sëriñ ñu tàllal ko say loxo fay ko xaalis bu weex tàll pour mu liggéeyal la sa wujj mu génn kër ga amaana de xaalis boobu soo ko defoon ci sa bopp raw sa wujj boo ko defoon sa jëkkër kër ga jëm kanam macha allah loolu ma wér na moom yaakaar naa xaalis bi ngay yóbbu ci sëriñ boo ko defoon ci kër gi dina gën a neex te tamit ñun soxna yi war nañ xam dara koo xamante ni yàlla dogal na ngeen bokk borom kër xamal ni yéen bokk wërsëg ndax koo bokkul wërsëg yaakaar naa vraiment oui c'est trop important parce que booy xool bu njëkk ba pour nga dugg ci kër fekk fa benn jabar sax dafa jafe woon lool puisque sax amoon na parce que ñëpp dañ doon wujjee ba pare pour nga xàmmee wujj yi sax problème la parce que demal ci certains villages boo fa demee seen tante yi la ñuy wax yaay seen yaay ñu jaar ci seen tur wala di leen wax tante rien que parce que ñoom wujj yi dañoo jàppantewuñ ay wujj mais ay sœur parce que ki yàlla tànn mu nekk sa co-épouse c'est ta sœur parce que c'est pas pour rien seen borom kër boole leen bëgg parce que kat xolay bëgg li mu gis yow bu bëgg ko la gis ci sa morom ba bëgg ko donc war ngeen a mën a sëy ci harmonie nekk ci kër gi te problème du am c'est plus important nga nekk ci kër gi xuloo fii xeex fii ba gaañante xale yi bu ñu màggee sax esprit boobu la ñuy demee parce que léegi jeune fille koo ci laaj bu la du ma wujjee parce que gis naa suñu kër la fa demee wala gis naa kër gañ takkaloon la fa am léegi kenn bëggatu la ujjee surtout maa nag nouvelle génération bi génération 2000 bi koo ci wax mu ne la un homme une femme alors que ni un homme 4 femmes loolu la l'islam wax donc nañu nangu kujje gi rek après mu jeex surtout nag ñun soxnay muriti parce que ku ne xam na ni góor yàllay muriti moom dañoo xër lool ba ñeent kay ba ñeent xër na ci lool donc ñu teel ko accepté rek mooy gën ci ñun ñëpp daal waaw loolu de moom dëgg la moom yaakaar naa bokk wërsëg sax dafa neex nag wax dëgg yàlla nga am koo xamante ni dina la mën a épauler ci kër gi ndax yore kër dafa metti man moom damay wax loolu dama naan yore kër yow kese nga nekk ci moom dafa metti faaw nga am koo xamante ni dina la mën a épauler ah boo jàppee fii mu jàpp fee loo gënte ne waaye chaque jour yow nga bëgg a occuper une seule personne yenn saa yi day nuru tamit égoïsme da ngay xaw a égoïsme d'une part waaw loolu de am na solo macha allah kon mu mel ni amaat nañu fii yeneen question waa kii de dafa ne ba xam les mauvais comportements d'une épouse ba xam dina entraîner njàmbat bu bari dina entraîner njàmbat bu bari oui mën nañu wax que ni da koy dina entraîner njàmbat bu bari njàmbat d'accord ci borom kër gi oui c'est possible parce que góor moom li ma wax sànq rek moo xale ñooyam parce que mënoo nekk ak sa borom kër su la wokkee nga ko was ko su la màttee nga gëj ko su la nee may ma ndox nga ni sa doom bu jigéen may ko mu naan su la nee yow la nga ni ko damaa sonn dama laa may ba mu juddu na la may lu waxee benn nga wax fukk ba war ko aussi day metti ci moom bu génnee ci biti moom tamit bu toggee ak ay xaritam li muy dund expliquer leen ko wala mu dem kër xaritam fekk fa ab soxna su taaru ku am taalibe toppatoo jëkkëram respecté ko day obligé tamit wax ak xaritam bi expliquer ko la muy dund day mujjee nekk sax que xale góor bi day dem ba yow si sa jëm bopp sax kenn dootu la respecté parce que fu mu toog dafay jàmbat yow li ngay dund ak moom dafay dem ba yow ko romb daf la koy xoolee parfois nga gis jigéen ñoo xamante ne fu mu jotee nga ni ko yow de awma may wax yow ndax sa jëkkër sax tegoo ko fenn li nga may def rek ngay def sa jëkkër donc jigéen ju ne war ngaa daw loolu sa yaay fi defoon lii ku ne war nga kaa daw doom nawle la maanaam soxna su ne war ngaa wutal sa doom woy bu rafet kon ni ngay comporté wa sa jëkkër comme ni ko mère yi di waxee rek ku ñuluk sa jëkkër yàq sa waaw loolu moom adage boo xamante ni c'est vérifié wax dëgg yàlla c'est vérifié parce que yow mënoo nekk ak sa sang ni nga war a def ci moom yëpp defoo ko ba pare bugg a am doom yu baax loolu c'est pas possible kon ñun ñii dañoo war a xoolaat bu baax nu ñuy sëy question bi kii da ne ba xam le fait de ne pas savoir différencier entre
l'hymen et la virginité n'est pas une cause de divorce parce que yenn saa yi fii du sujet tabou parce que lu ñuy dund la. On est entre soxna, on doit pouvoir en parler, je trouve. Donc kii dee laaj ba xam koo xamante ni amul ndaw loolu war na nekk cause de divorce. Soxna Dior daf ne ba xam soxna soo xam dañoo dem ba constater ne amul ndaw ba xam loolu war na nekk cause de divorce. Actuellement cause de divorce la mais waru woon a demee noonu. Parce que dañoo xamul ni am na jigéen ñoo xamante ni dañoo juddu sans ndaw. Parce que ndaw du loo xamante ni mooy wane que jigéen ki ku baax la. Mais nag bu njëkk ba dañoo amoon na habitude ci grands-parents yi. que jigéen su amul ndaw wóoruta ba ci kër di tukki. Ndax la mu def ba ñàkk ndawam boo ko bayoo ci kër mu yàq boppam. Alors que ni ndaw moom du loo xamante ni dafay définir jigéen. Parce que ki garde ndawam. ndax boroom këram ndax samay bàjjan. du ma joxe sama bopp te aw ma jëkkër. wala du ma joxe sama bopp ndax samay bàjjan dañoo sikk. bis boo demee ba tas di nga joxe sa bopp ndax sa bàjjan lu jënteetu la. donc ndaw warta nekk cause de divorce. parce que jigéen buy sàmm boppam. te yàlla rekk tax te boppam te sërëm ndax boppam rekk tax. kooku koo jara ba ci kër. ndax bis bu demoon ba perte ndawam ci accident. wala judduwaale ko. boo ko bawee ci kër it mu tee sëram. mais ki nga xamante ni dafa perte ndawam ci fo. boo ko wàccee ci kër tamit mu tas kër ga. mais aussi ki am ndaw. denc ko ndax ay bàjjanam wala denc ko ndax jëkkëram. bis bu tasee tamit asaaloo boppam. wér na loolu tam wér na waaye tamit comme quoi peut-être que société bi yenn saa yi dañuy ignorer ni que ni dina am ñoo xamante ne dinañ juddu sans ndaw loolu peut-être tamit ignorance am na ci aussi mais bon c'est une triste réalité parce que Sénégal loo xamante ni moom la ñuy dund fii nekk na loo xam lu ñu fonk la mais am na ñoo xamante ni dañ koy perdre mais buñ demee ba waaj si dem créer ko. loolu fekk nañ ko fi. te lu ñu fi gis la aussi. c'est une triste réalité mais looloo am. Qui dafa ne un mari qui frappe sa femme cette dernière peut-elle demander le divorce ba xam ay dóor war na tax soxna ñaan baat. On peut dire que ni ci benn côté bi mën na nekk mais ci beneen côté bi non parce que ki joteeg yow ci colère mu dóor la bu ngeen ko waxtaanee mën naa bañ a amaat parce que loo gis nag nuyoo sëy bu mettee nuyoo woon na ca ndoxaan nga. waaye tamit am na ñoo xamante ni booy sëy ak nit muy tux lu bon. di naan sàngara. waxuma laa dóori guddi waaye dóori bëccëg sax duñ ko ci jëlee. waaw nga ci teg sa tànk. fu lay dóor aussi la plupart di la dóor am nga droit demander divorce. parce que nag sëy dagan na waaye divorce aussi dagan na. te nag jigéen ju ñàkk fayda ba chaque jour ñu lay wuli def la balu tànk. su boobaa yaa ko nangu. te nag nee nañu mag moom lu mu nangu ku ne. teg ko dagan na. doy na waar de waaye wax dëgg yàlla moom dóor moom bokku ci ndax sa soxna waroo ko yar sa kanamu doom ay kiy nawlem nga koy dóor loolu c'est vraiment honteux et puis c'est humiliant en plus loolu wax dëgg yàlla góor gu koy def ma war nga ko mën a bàyyi. jabar sax du mbaam. waaw du mbaam en plus mbaam la ñuy jàpp di dóor yéen dóor yi. merci waaw yi daf ne ba xam est-ce qu'on a le droit de continuer avec un mari qui ne t'aime plus et qui a trouvé une autre. Oui, je veux dire que ni am nga droit nag nga demander divorce ci cas boobu noonu parce que nag sëy mbëggeel la ci am solo loolu. parce que loolu nee nañu lalu sëy daf xat noonu lañ koy waxee. te koo bëggul mënoo koo bokk ak moom. donc ki dem ba bëggatu la te ñëpp xam nañu góor na muy bëggee noonu lay bañee. te góor dafa xaje su la xasee ba bañ dina la torturer dina la toroxal te bis bu gisee keneen ku mu bëgg nag tey nga dee su daanul andi sërëjee sax dina andi kilo banaana su la daanul kanay dina ko kanay lu mu daanu def ci yow te xam ne bëggoon nga ko ci moom dina ko def góor na muy bëggee noonu lay bañee te bañu góor a gën a bon ndax jigéen sax mën naa bëgg nga neexal ba mu minaat la mais góor bu xasee ba bañ la te nag nekk koo xamante ni bëggu la torture gënu koo ngand toog nag di xalaat di misère ba guwaatur baa nga dee dara jaru ko ndax kat tasit dagan na boo toogee sa kër mën ngaa gis keneen ku ko gën parce que jigéen moom damay dégg ci sama maam mu ni bis bu jigéen bu mu juddoo dañ naan ku bëgg ku tàllal la dañ ci jël sa wàll te sëñ bu mag bi dani ñett yi moo am ki yàlla bind nga tax ki yàlla bind nga tax sa moroom tax
ak ki yàlla bind te taxaw donc ki yàlla bind te nga tax dara bunta tax ba du ngeen sëy waaye nag ki yàlla bind te nga tax sa morom tax di nga sëy ak moom di nga ko ba keneen sëy ak moom waaye ki nga xamante ni yàlla da koo bind te taxaw doo muusa ko mucc ba sëy ak moom kon nag mbir mi mettiwul nañ ko gisee noonu rek parce que sunu mag yi baax moom dañoo tracé yoon ba mu leer suñu leen toppee rek duñu réer loolu moom leer na nañ macha allah. kon daa mel ni question yi mat na wala daa mat ñeneen ñu bëgg na laaj. auzu billaahi mina sheytaani rajim jërëjëfe borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërëjëfe borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërëjëfe borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp barke borom Touba dooleel maam Cheikh. salaamaaleykum mbokku taalibe maa leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokk soxna yu ma fi fekk yëpp di leen nuyu bu baax a baax di wax ne soxna Mame Bousso si laa njëkkee ci moom waxtaanam bi am na solo loolu sax ndaxte ñun xasida yi dañuy sama genre gi dañuy topp di duuru si rek te maanaam ñun dañoo war a jàngi firi xasida yi parce que xasida yi li ñu ci wax moo ëpp solo dafa am solo loolu te benn xasida bu ne ñun ñi mën nañoo jariñ mën nañoo defar suñu foyer dund bi ñuy dund si àdduna bi yëpp mën nañ see jariñu léegi lu ñu ci mën a jariñoo mooy firi dem uti ku ñu koy firil da ciy baax lool wax dëgg fa yàlla kun kaati man bi moom leer na naañ te liñ ci xam woon yëpp leeral nga ñu ko ci waaw di te mu kii bi tamit actualité bi tamit bëgg nañ ci lool parce que ñun soxna yi bëgg nañ sëy lool bëgg nañ borom këru murit lool te xamul nu ñuy sëyee xamul nu ñuy téewee sax borom kër parce que benn exemple laa si joxe rek ñun ñii ku ci toog nii kan moo yëkkati sa loxo ne bëgg naa wujju kenn du kenn ku ko nangu te buñ boo leen waxee ñu ne bëgg naa borom kër murit bëgg naa kuy sol ay baylaat di xaawar te nangu wujjee loolu tamit dafa doy waar mën na taxaw seetlu war nañ cee waxaat lu baax parce que ñun sëñ bi moo ñu tànnal suñuy murit di am ay borom soxna yu bari ngir yokk xeetu Seydina Muhammad ngir murit gi gën a yaatu kon loolu tamit dañ cee war a wax bu baax a baax ñuy nangu wujje gi war nañ ko di ko nangu waaw bëgg borom kër murit na doo wujje loolu moom duñ ko teguñu ko fenn seen bakkan képp lañ ko teg te loolu moom faaw ma soññe ci soxna yi dañ cee war a góorgóorlu bu baax di nangu wujje gi waaw man si ba sama bopp laa ko tàmbalee ragal ma dara waaw loolu moom faaw ñu soññee ko tamit te tamit maa ngi ñëw si thème ji gis nga soxna moo am possibilité yi nga xam te ni war na mën a dugg àjjana ka góor soxna boo amee borom kër ci ngay gën a gaaw mën a dugg àjjana ndax lépp loo ko defal am na àjjana parce que yow nee nañ même boo téyee sa bale di bale kër sa kër gi ngay sëy balaa ngay puus bale bi boo sukkee ñaan fa li ngay ñaan yëpp suñu borom si fa saasa la koy nangul te tamit fóot yi nga xam te dañ koy jox ay jànk ñu leen koy fóotal ak yooyu noonu loolu mën naa ñàkk parce que yow loolu waroo ko sax nangu parce que fóot bi ngay fóotal sa borom kër rek nee nañ ndox mu ne palax wadd te bindal nañ la kër àjjana te loolu rek war naa tax saa yu suñu borom kër yi suñu yore tilimee ñu bañ ko yóbbu ay prêching di ko fóotal suñuy bopp ndaxte loolu moo ñu yóbbu àjjana waaye borom soxna si léegi bëgg nañ borom kër murid rek ngir ci nab ndax am naa borom kër murid foo leen tourné di ci nab loolu du sëy loolu du sëy te loolu lañ jàppee sëy léegi loolu lañ jàppee sëyu léegi te dañoo war a góorgóorlu bu baax a baax xam ne ñun li ñu war a dugal àjjana moo gën a yomb foofu leen tuuti rek la ñuy def dugal àjjana nee booy may sa borom kër ndox fi nga sukk di ko may ndox foofa boo fa toogee loo fa ñaan suñu borom dala koy defal xam nga loolu kon dafa am solo kon ñun lu ñu war a dugal àjjana yomb na nga xëy sa borom kër wàcc nga sañ sa ba jekk xëy parfum bu neex jàkkaarloo moom yàlla danaan malaaka yi gaaw leen gaaw bindal ko ay yiw ba keroog mu fa ba keroog muy sim yére yi xam nga ko loolu kon ñun kay waxatuñ dara kon leen lañ war a def góorgóorlu bu baax a baax jéem a jàng lu ñuy sëyee nekk ndaw taxut a bëgg lu baax ñun dañoo war a bëgg lu baax ndax nee nañ ay murid lañ te sëñ Tuubaa lañ yaakaar dañoo war a roy si soxna Jaara roy si mag ñi baax ñi fi ñu tegoon seen tànk doonte mënuñ leen a dab waaye ñu jéem leen a roy lañ daan sëyee di ko gëstu topp dëgg la jàng école baax na waaye loolu mbirum àdduna kese la war nañoo tamit di sóoraale suñu àllaaxira ëllëg di gëstu na suñu mag ñi baax yi daan sëyee nga ëllëg bu ñu demee kër kenn nuñ koy waxatee sax duñ ci ñëwee kenn dafa am solo bu baax a baax dama koy soññ sama bopp di ko soññ mbokk soxna yi nañuy gëstu nan nañuy sëyee ak nan la ñuy amee sa ngërëm borom kër dafa am solo te nee nañ na nga sëyee rek noonu ngay juróo doom nee nañ kenn mosuloo leen dégg ba àdduna sosoo ba tey sëyee ni ma neex jur kala neex amul noo sëyee rek noonu la sa doom di ñëwee nee nañ
la ñuy nëbb si néeg doom moo koy feeñal. boo gisee alentour ña la woon nga xool leen bu baax da nga ciy gis des fois ñi ñaa ñu bokk ndey ak baay kii rakk ji raw morom bi la ko waral mooy ba ndeyam di sëy ak baayam façon ba mu ko daan sëyee bokkul. da ngay gis des fois ba koo xamante ne mooy taaw ci kër gi day teel a xëy du guddee waaj te du am benn wërsëg. lu ko waral mooy ndey ja na mu sëyee ak baay ja moo tax nga gis rakkam ñëw am wërsëg. mun na nekk de suñu borom da koo yedd ba mu amee taaw bi suñu borom yedd ko mu ne naa sëy te yàlla tax moo tax suñu borom indil ko ku nga xamante ni si mun am na wërsëg. kon lépp loo gis rek moo tax buñ naan ay sama borom kër bu ma dóoree mën naa demander divorce ak yooyu noonu yooyu yëpp deuxième parce que bu ñu xoolee suñu mag ñu baax ñu daan sëyee lu nekk lañu daan daj ci seen biir kër. dangay gis jigéen boo xam te dañu koy dóor ba muy bëgg a dee gudd boo xëyee day mën a du moom parce que dafa am sutura dafa mën a suturaal borom këram. loolu lépp ci sutura gis nga booy sëy doo sëy ngir sa borom kër am na étape boo xam boo fa tollee doo sëy ngir sa borom kër say doom ngay sëyal ndax doom yi ëllëg bu ñu màggee rek nga fàtte lépp coono boo mënta dund bu doom yi màggee nga fàtte ko. des fois da ngay jar tamit des fois ngay toog di science gis kër goo xamante ni benn weejur boo xamante ni doom yëpp a baax war nañoo dem si moom laaj ko nan nga daan sëy loolu tamit dafa am solo de. nit jigéen da ngay ambitieuse amul ambitieuse ci àdduna rek alalu àdduna ji day jeex dañ ko fi wàcc. dañoo war a ambitieuse ci ëllëg di suwaale di laaj man loolu duma ko rus dem ba si benn suñu yaay booy ne ko nan nga daan sëy ndax damaa gis sa doom bi mel nii ak nii ak nii mu wax la ko nga jàpp ëllëg bis boo amee borom kër jëfee lépp di sëy te yàlla tax looy def rek na suñu borom tax bul ci ngistal bu ci def dara. am na jigéen yoo xam te ne balaa ñuy toppatoo seen borom kër dafay indi ay gan la ñuy bañ a gis di la toppatoo te bu ñu demee ñuy mën ay xaj si sa kaw xam nga loolu du yoon waaye ñuy toppatoo seen goro bàyyi seen borom kër loolu dara gënu ko ñaaw. toppatoo goro dëgg la mais boo toppatoo sa goro fii ba suba toppatoo sa borom kër amul sens parce que boo xasee ba jógee sa kër nday ñëw sëy si sa àjjana mi ngi sa suuf dëgg borom kër bu la gërëmee yàlla gërëm la bu la xalabee yàlla xalab la ban borom kër nag dañu wax borom kër bu nga xamante ne am na ngërëmu yàlla. moo tax tamit bu ñuy tànn borom kër tamit dañuy tànn borom kër yi am ngërëmalu yàlla. ndax tamit dañoo war a jur ci gaa yi baax yi dañ cee war a jur gaa yi sëñ Bamba yu baax yi war nañ cee jur de. jigéen da ngay ambitieuse man de loolu laa bëgg te loolu laa ñu conseillé. bon salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziyaar ñëpp xaala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam te di soññaat di wax quelques kàddu yu nga xamante ne bariwul rek. soxna si sànq mu ngi doon wax naan liy tas sëy yu bari mooy ni ko def mooy xale yu jigéen ñi nga xamante ne bala ñu leen a takk dañu naan wutal ma appartement te appartement yooyu noonu rek mën na tas sëy. lu ko waral mooy ñi nga xamante ne mën nga dëkk ak sa borom kër mu ñëw sa borom kër daal di wàcc defaroo ko lim nga toog ci télé ba di seetaan novelas wala ngay WhatsApp sa borom kër ñëw sonn lool. mais aussi fii soxna si nii lu mu wax moom vraiment am na solo trop te su ma sañoon ngeen delluwaat si xel ci li mu wax lool vraiment moom am na solo trop te ñi nga xamante ne tamit am yàlla suturaal nañ leen ñu fekk seen wayjur wala seen wayjur ni ñu daan sëyee ñuy jege seen wayjur ñu leen di waxaat di leen wax niñ daan sëyee loolu am na solo trop. wala tey jii sa borom sa wayjur bu borom kër ñëwee mu ñëw defaral ko lu baax ñu daal di woo doomam ne ko xoolal li may defal sa papa pour en cas ëllëg boo demee nga sëy nga xool sa yaay nu mu daan defee ngay defee noonu. maa ngi jéggaluwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah. puis amaat na yeneen question yu fi jotorut kii dafa ne quel effet a sur le mariage le fait que la femme réveille son mari en plein sommeil pour discuter. am na ci borom kër yoo xamante ni ñoom bëgguñu daray dérangement waxuma la sax xaaju guddi mais boo leen yeewee sax ci bu ñuy doog a tëdd mën nga cee jële loolu nettali. mais damay dégg ci sama maam mu ni xaaju guddi loo bëgg ci mën nga ko am ci xaaju guddi tëdd ba 3 heures du matin nga pëkkal ko mais nag
yee nit mu mer ca nanga ko yeewee la ndax yeete goo gis ak ay conséquences am parce que nag boo ñëwee di yee nit waxuma la sax sa borom kër waaye sa doom sax boo ko ñëwee xët yee ko mu mere la ci semaine waxuma la ak sa borom kër donc nit soo ko yee nga ñëw nga tàpp ko ndànk yee ko ak na ngay waxee ak moom ak ca na ngay kàddu ga ngay yëkkati parce que am na comme geste ni muy geste bu nekk ak la muy signifié mais tamit am na ñoo xamante ni xamuñu waxin am na soxna yoo xamante ni gàtt nañu kàddu ba pare ñàkk nañ cees na ngay waxee mën na koo bañ a comprendre fa nga ko jëlee léegi boo rafetalee kàddu gi yeewee ko ndànk mën na laa déglu te loolu yaakaar naa ne warta mën a yàq lenn ci sëy en tout cas waxtaan guddi ma warta mën a yàq dara ci sëy ça dépend ci yeeween gi rek noonu ko soxna jël expliqué qui donne la soumission de la femme est-elle compatible avec le travail de cette dernière la soumission maanaam nangu gi nangu gi soxna gi war a nangu ba xam mën na ko booleeg liggéey bi bien sûr que oui parce que être soumise nekkul tamit nga nekk esclave ça dépend ci na nga comprendre les mots bi parce que mot n'a de sens que dans la phrase donc ci bi nga ko employé donc être soumise maanaam bu la waxee nga topp ndigalam maanaam loo war a def si moom sax waroo xaar mu la koy wax parce que kenn ku nekk xam nga li la war ak sa boroom kër nga toppatoo ko wutewul dara ak sa liggéey parce que nit dem liggéey yu wàcc na nga respecté sa directeur ba doo tardé respecté ko sa liggéey ba dàquñu la respecté ko say collègue ba sanctionné wu lañ boo ko defoon ci sa boroom kër doo am ak moom problème parce que nag alal c'est important parce que soxla làmb sa poos faj tamit neex na loolu mais c'est plus important que boo xewlee sa boroom kër waxal la lu rafet boo demee ba sa boroom jël la sa boroom kër waxal la lu rafet ndax collègue yi kat mënuñu laa dugal àjjana te collègue yi tamit yoruñu sa te collègue yi aussi yoruñu sa kiiraange parce que liggéey dëgg la ñëpp parce que soxna yëpp képp koo si laaj mu lu bëgg naa liggéey c'est pas pour rien nga def CI ba terminale c'est pas pour rien nga def 6 ans primaire def 4 ans collège def 3 ans lycée dem université baa nga def formation perte sa temps say parents fay ci xaalis bu weex tàll ba pare nga bëgg ni da ngay dem toog pour sëy sëy dëgg la de mais ak nañuy sëy koo ci wax mun la damay njàng sëyuma damay jàng ak fee bëri mais mën ngaa sëy continuer sa jàng ndax góor ñëpp yamuñu waaye nag ñoo yey tiit ndax gis nañ ci ba taay ku la ne su ma la takkee nga continuer su lay takk ngay arrêté amul sax wax ndax yaayam danaan kat dama togg ba am goro dama continuer di togg mi xëy di jàngi takkuma la pour nga eggale formation dama laa takk ngir nga sëy dama laa takk ngir nga aw ma mën na laa aw mais tamit dangaa war a fàttaliku il ne faut pas être égoïste bul xalaat sa bopp kese xoolal moom xoolal la mu daj ba egsi foofu noonu bu tëlee noonu boroom këram na ko jëlal mbindaan waaye kat mbindaan doo ko teg lépp danga koy jox wàllam te sëy sa wàll wen na parce que dangay gis koo xamante ni bu liggéeyee ba wàcc rek sànni saak bi fee dem tëdd ci canapé bi te xam ne yaa ngi ci bu war a lijjanti sëñ bi bu wàccee yooyu lépp nga bëgg ko bàyyee jànq bi mu war a def lépp de ce fait lu conséquence bi lan la jànq bi la ñu mujj takk nga toog di xoole aw ndax mooy sëy bi waaye kii dane liggéey jaamu yàlla la léegi jigéen buy liggéey te boroom këram tere ko naka lay def jigéen suy liggéey boroom këram tere ko mais aussi lan moo tax boroom këram tere ko parce que loo gis ku nekk am na cause derrière chaque problème se trouve des causes ou une cause donc lu tax mu tere ko peut-être tamit dafa toppatoowul njabootam parce que nga ni da ngay sëy yor ay xale lekk nañu naan nañ soo yor nekku ci jànk baa nga fa xale bi bu bëggee sangu sax nga ko dama si papa sangaale la est-ce que tamit dëgg la loolu moom lu ñu gis la kër gi sonnul xëy na tamit dafa xam ne liggéey bi jël na place am moo tax mu tere ko mais tamit yor soxna muy liggéey du motive pour nga koy bàyyiloo ngir mu sëy sëyam bu fekkee ni ma ngay toppatoo boroom këram def sëyam ca nam ko parce que comme ni mu ko waxee sànq rek on peut cumuler le mariage avec le travail ça n'a rien à voir parce que sëy du H24 aussi mën ngaa sëy
mën nga liggéey aussi soo wàccee toppatoo sa borom kër gis nañ ci koo xamante ni balaa xëy liggéey defar këram ba mu correct su wàccee wala bu posé ñëw ci këram toppatoo borom këram delluwaat waaw am na fi parfois nga gis tamit soxna su wàccee liggéey ay talons te buntu kër ga la koy simee waaw su ñëwee waxuma la borom këram lekk waaye moom rek reer na jënd na hamburger lekk ko ci otoom su agsee xëppoo na ndox dem tëddi nuyoo bi sax da koy gàttal salut ça va pare na ci dem tëddi aussi est-ce que tamit góor mën na dëkk ci loolu nga nekk célibataire ñëpp da la ko xasee nga dem ba am soxna nga waroon a yaakaar ne dina la wàññil loo xamante ni mënoo ko woon par exemple boo tilimee mu fóotal la soo xiifee mu jox la nga lekk bala nga jàmbat mar mu may la nga naan fekk nag ka la ko war a defal sax taru la moom sax bu maree dañ ko koy fàttali aussi tamit neexul ci kër neexul moom soxna Dior elle a tout à fait raison liggéey moom mën nañ ko cumuler ak sëy moom parce que tout est question d'organisation boo xamee nooy organiser sa foyer rek lépp mën nga ko boole déjà rek avant ngay dugg ci sëy sax même pas travail mais ni ngay jàngee école rek c'est pas parce que da ngay jàng que waroo dara def sa kër dara donc foofu ngay jàngee loolu yépp boo ko maîtriser wul foofu boo demee ba am kër doo ko mën a def donc fii la commencé ba ñuy nekk collège lycée foofu la tàmbalee donc boo ko deful je pense pas que ni boo amee jëkkër moom di nga ko mën vraiment. kii dafa ne ba xam jigéen war naa sëy ak koo xamante ni moo ko ëpp am-am. maanaam moo ko ëpp alal daal. loolu moo ko gën a stable financièrement si c'est plus clair. oui loolu c'est possible parce que Sénégal sax moo fi ëpp. parce que jigéen doo fi gis dañ naan garab gu la sutul. loo may kay waaw. jigéen doo fi gis su la maçon demandé mariage ingénieur en informatique demandé le mariage nooy def. doo hésité moom. doo hésité sax yaa ngi maçon bi def leen 45 ans. kee xam ko tey yow doo chercher sax à comprendre est-ce que qualité yi ma nga fa. yow leen da ngay xam jullit la suñ la waxee nga ni moo jullit la di parce que jigéen ñi dañoo jël alal teg ko foo xamante ni eggu fa. nit ki mën na bañ a yor dara. tateral la. mais nit ki mën na yor alal loolu defal dara. billaay da nga fay gis milliardaire boo xamante ni jabaram pour mu am si moom dara danaa ko jox ma fay fóot. fóot yére yi ba mu set weer passé jox la ko nga fay ko mu def si boppam. parce que dañoo nay. moo tax xale jigéen koo ci wax mun la borom këru murit ñoo yey ndax tàlli nañ. waaw dañoo tabe nañu baax nañ bëgg nañ sëñ bi mooñ ci dugal. mais aussi c'est pas une cause. finance du dara. parce que loo xamante ni la mën na commencer mais mën na bañ a way. nit ki mën na la tàkk avec des milliards. ngeen sëy 1 an. entreprise ba nekk en faillite. nooy def waaw. bu fekkee alal moo la dugaloon ci sëy ba. bu fa alal ji nekkatul looy def. xanaa ñibbi rek carrière ko histoire sur histoire. su la may ma ndox ma naan sax nga ne ko dimbali ma. maa sonn. lu mu la wax nga def ko histoire. alors que ni problème bi lenn kese la muy xaalis ba fa nekkoon moo fa nekkatul. way donc war nañoo bañ a jël alal di ko teg ci kaw. góor mën na la takk nga nekk ci comme que dañuy wax que ni ñii ci société bu baa bi lañ nekk ñii ci élevé bi. mu takk la. te du la ko wan parce que daf la bëgg moo tax te amour moom fu mu nekk xaalis am fu place donc c'est possible nit góor takk koo xamante ni ci famille bu pauvre la bokk au contraire sax daf koy jàppale yëkkati ko bu dee day jàng mu fayal ko ba ko jigéen ki sax jàpp ci dara et c'est très important aussi nga daje koo xamante ni mën na la jàppale ci dara tamit soxna Dior kii dafay poser benn question mu ni ba xam lii cause la ni nga soxna yi nga xamante ni dañuy bëgg am jëkkëru murit te daan nañu génn koo xamante ne maa ngi tuub nag moo xam tijaan la wala xaadir wala beneen tarixa bu mënti bokk mais dañuy préférer bëgg am jëkkër murit ba tax ni kooku bu la ñëwoon ñaan si ñu ni duma sëy ak tijaan wala duma sëy ak nangam jëkkër murit laa bëgg a am ba xam loolu cause la ndax des fois dañuy gis xale jigéen yu bari ñoo xamante ne amaguñ jëkkër ba léegi loolu la ñuy xaar jëkkëru murit bu leen ñaan si pour ñu mën a dem sëyi léegi loolu ba xam cause la pour jigéen bañ a sëyi wala nga gën ñoo leeral daal ñu gën a xam. non pour répondre ci question bi moom je vais répondre personnellement parce que pour man. bu ñuy tànn borom kër. ci qualité yi nga xamante ne jullit la.
tabe na yaatu na bëgg na la respecté na la te boo xoolee qualité yooyu dañ koy gis ci murit yi parce que booy xool góorug murit yow mun naa xàmmee murit dëgg nag murit saadix a tax may wax borom bàyyi laa parce que lëfal wax non murit dëgg lañ wax parce que Sénégal sax léegi pour nga xàmmee murit yi ak marit yi daa yomb mi ngi noonu parce que chaque jeudi ñu romb la ak seeni baylaat yor yor xasida di lëfër rek moom waaw mi ngi noonu alors que ni qualité gi nga xamante ni mooy tabe gi dina nekk si ñoom parce que c'est naturel murit boo gis muy soxna wala muy góor c'est trop rare nga gis góor gu nay mais man pour man du raison parce que mën nga gis tiijaan boo xamante ni wala xaadar koo xamante ni bokku leen tarixa mais ngeen compatible mu bëgg la respecté la fonk la teg la sa place donc bu dee sëy rek moo la tax a jóg mën nga sëy ak moom donte yow murit nga conserver sa murit mais soxna yi koy daw nag lenn moo tax parce que màggal dafay jot nga sëy ak ku dul murit nga ne ko damay màggali mu ne la déedéet waaw ñu tere la dangaa yor xale 2 ans la am mënut a dem poussière bi àttoon na ko nit ñi dañoo bari wala dootoo demati daal te da nga gis murit bu ëmb ba 10 gaari 4x4 am dem waaw soo waxee mu ne la murit laa damay màggali commencé ko si man mii weeru màggal yëpp duma nelaw bis bu ñu commencé safar ga laay commencé veillé ba jour màggal léegi imagine toi ma am jëkkëru boo xamante ni du murit su ma tereewee màggali waxuma la mais dina métti loolu si man te damay am habitude di wax sama yaay naan ko ku ma teree màggali ma ñaan la baat mu naan ma xaaral ba egg fa donc la plupart soxnay murit yi loolu la ñu jël teg ko ci kaw te c'est une raison parce que li nga xam depuis nga nekk enfant ba ni nga màggee yaroo ci murit papa murit yaay murit dëkkandoo yi sax yow say xarit sax dangay tànn ay murit bañ na ko boobu école bu nit daanale dara ni Serigne Saliou nga ne ko akasaa sama mbokk taalibe nga di ànd ak moom di ko fréquenter lu mu xewle nga demal ko un bon jour nga daje koo xamante ni yàlla moo leen boole ci sëy màggal jot mun la doo màggali dina la metti boo xamante ni mën na sax indi indi seen diggante c'est pourquoi certaines filles di duñu sëy ak ku dul murit mais c'est pas une raison parce que ñëpp yamuñu te qualité yi nekk ci murit mën na nekk ci ku dul murit parce que yàlla rek mooy séddale ay qualité aussi waaw am na solo maanaam soxna booy tànn dangay tànn koo xamante ni yéen a bokk pas-pas c'est très important parce que mën ngaa takk ko bon mën ngaa tase koo xamante ni bokkoo leen pas-pas ngeen dem ba ci biir comme quoi dañ lay tere dem daayira tere dem màggal ak yooyu te neexul moom kii dafa ne ba xam waa kii en quelque sorte fuite de responsabilité lay laaj fii ndax dangay seetlu yenn saay ci biir kër yi soxna yi moo war a gàddu lépp comme quoi doom ji buy jooy dañ naa kaay jël sa doom ji mi ngi jooy est-ce que loolu soxna rek la war ku góor ki watan mun a nax doom ji bien sûr que oui parce que doom bu ngeen ko amee jigéen ji rek jurul doom su doon jigéen kese kenn du sëy seen kër ngay toog di jur di teg parce que la plupart bu ñuy wut borom kër bëgg doom a tax parce que nee nañ sëy ku si ne dangay gis sax Sénégal ku amul doom dañ lay xas toroxal la ba nga génn kër ga parce que ndax lan yàlla mayu la nga am doom donc bu nga yàlla suturaalee ba ngeen am doom ji yéen a ko bokk fuite de responsabilité yi dafa bëri Sénégal liir bi sax bu dee jooy ñu yee la ba nga gëstu ñu la jëla sa lii bu doon waxoon jëla sa doom bi sax mu neex jëla sa lii la lay wax nga nekk ak xale bi di maggal ba fajar say bët xonk cur yàlla boo ñàkk na ku la jàppale ci kër gi ba nga war a toog wala nga am goro boo xamante ni dafay jéng parce que booy xool grand-parents yi doom ji nga xamante ni seen doom bu jigéen moo ko jur sët boobu lañ gën a fonk sët bi nga xamante ni seen doom bu góor moo ko jur parce que dañ naan na goro bi jël xale bi sa goro la na jël xale bi rek su ñaari liir nekkee ci kër gi kenn ki nekk doomam boo xamante ni bu jigéen moo ko jur kooku lay gën a màgg ak kooku lay gën a téye léegi nga obligé wu téye sa doom liggéey sa liggéey kenn jàppalewu la ka la andi ci kër gi sax moom lijjantiwul xale bi moom daal na xale bi màgg su baaxee ñu ni baay ba ñëpp ko jur moom bu baaxee moom sa baay moom bu tàdd julli sa baay imaam sa baay lii su bonee ndey sa ndey su baaxee doomu ñëpp su bonee doomu yaayam waaw ba ci loolu sax Sénégal la ñuy xaar ba mu màgg ñu koy doog seetlu mais xale sax bu doon jooy bay xaar fii su yaay ji jëlul kenn du jël parfois na nga dajee ku am yërmande parce que loo gis am na exception am na góor ñoo xamante ni ñoo la gën a fonk sax doom ji ba ci certaines jigéen ñi bu ñu la bëggee laal xale ba nañ jàpp dóor ba muy bëgg a dee wulli ko ba muy bëgg a dee ngir rek bëgg a jot seen borom kër ndax xam nañ ni dafa am si moom yërmande donc mën nañ ni tamit cause la
cause la aussi. waaw dëgg la te moom yenn saa yi moom nga tase góor ñoo xamante ne dañu am yërmande. comme dans le sens inverse mun ngaa tase koo xamante ne mooy loolu moo tax il faut bien choisir. Qui donne, pensez-vous que on peut avoir une autre exemple que Soxna Diarra? Bien sûr. exemple yi moom du fi jeex parce que booy xool ñun ci yoonu murit Soxna Diarra mooy suñu idole mais aussi am na ñeneen parce que yaayu Serigne Saliou Soxna Fatou Diakhaté exemple la parce que Soxna Fatou Diakhaté moom kese nekkul woon ci kër ga amoon na ay co-épouse te teewul dafa sëy bu rafet ba yàlla may ko fa Serigne Saliou Mbacké ki nga xamante ni Serigne Touba dani mooy man te maay moom Saliou mooy sama doom ba ci sax ci benn waxtaanu Serigne Gana maa ngi for mu ni benn bis Serigne Abdou Lahad dafa ñëw ba ci Serigne Saliou mu jox ko àddi oto ni ko yow de yaa fi Serigne Touba man nekkuma sa mag sa taalibe laa jox ko oto ba te oto ba boo demee kër Serigne Béthio bi nekk Madinatu Salaam da nga ko fay fekk Mercedes ci la ko Serigne Saliou jëlaatee teg ko ci loxo Serigne Béthio Thioune donc soxna yu baax yi ñu war a mën a jël exemple bari na ci yoonu murit que tamit ci yeneen yoon bi. dëgg la moom soxna yi moom macha allah référence yi macha allah comme quoi bon day mel ni xam naa ni damay defaat benn historique bu ndaw rek pour soxna yi nga xamante ne dañuy soog a adhéré ci daayira bi pour rappeler fondation fédération bi li fédération bi ñu ngi ko fondé en 2008 ci ndigalu Sëñ Saliou Touré mu nekk à l'époque ñett établissement yi ñoo fi nekkoon muy lycée Malick Sy Lens ak CEPEX si ñett ñooy la kii bi départ fédération bi par la suite nag mu élargiru ba ci yeneen écoles yi va defe naa ba 14 établissements ou plus sax léegi mi ngi toll mën naa citer lycée Malick Sy lycée Fayou Lens lycée technique lycée Medina Fall lycée Thiénaba lycée Ndangalma Jules Sagna l'université virtuelle Monseigneur ISEP IKO Kocc Barma ISEC Khombole ak Touba Toul donc fédération bi moom ñoom dañoo amoon comme activité yoo xamante ni activité annuelle lay doon comme ziar bi ñuy ziar sëñ bi Touba ak ziar bi ñuy ziar sëriñu Baye Fall yi fii ci Medina Fall ak mensualité yi ñuy rassembler pour ndongo yi jàngee fii nu mu tudd ci jàkkay Murit aussi également ngont yi ñi tàmm di def comme ngontu Soxna Diarra yi ak ngontu annuel yi nga xamante ni góor yàlla yi ak soxna yi ñëpp a fay daje comme activité aussi ñu ngi am social bi ñu doon def ñun ñi je crois que Diorin rappelé na ko sànq au fait but bi li gën a yokk lu tax ñu def ndaje soxna bi c'est juste que pour que ni soxna yi ñu gën a suudewu comme ni ko Diorin waxee sànq rek soxna yi moom dañoo am place bu am importance ci daara ji il faut que ñu xam loolu liggéey bi ñun ñoo ko mën a doxal yenn saa activité day am ñu am ay manquement loolu lu ko waral peut-être manque d'information ñàkk yëg ak ñàkk xam aussi comme ni ko Diorin waxee le fait que ñuy tase ni dina tax ñu gën a xamante loolu dina tax ñu gën a sawar ci liggéey bi xam naa après Diorin dina gën a yaatal yenn liste yi ñu xool ba xam dinañ mën a former ay cellules xam ne ku ne gis sa bopp noonu yaakaar naa dina jàppandi incha allah kon xam naa kon ñu wàcce fi kàddu yi rek ba beneen jotaay incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi siyaare mboolem ku fi teew di la jox sa wàccuwaay ci turu Majmahun Nurayni di sant bu baax it Soxna Diarra ak Soxna Dior ci animation bi ñu doon def am na solo lool te gis naa ni it kenn ku ne yëg nga ci sa bopp. yàlla na leen sëriñ bi dëgëral te gën a barkeel xam-xam bi Majmahun Nurayni ñun ñëpp xam nañu ni mooy fédération bi lëkkale élèves yi ak étudiants yi fii Thiès
wàllu woowu nag soxna yi dañ cee yàgg am taxawaay bu yaatu muy loo xam ni ay at ci ginnaaw jataay yu mel nii dañ ko daan amal mu daan bari lool ren ji it ñu yëkkatiwaat ko biñ ko yëkkatee it sëñ Bara mi def ci taxawaay yu am solo ba mu mën a am kon maa ngi sant mboolem ñi nga xam ni taxaw nañ ci ba jataay bii mën a am may jéggalu itam kàddu gi may yëkkati ndax daam lu ma war a yeggale ji moo tax ma sàkku kàddu gi mën a yeewee ko waaye bëgg naa it jataay bañ a neen ndax maa ngi ko doon wax soxna Mbène ak sëñ Bara maa ngi doon wax naan saabu jataay bi de buñ dajee war nañ fee taxawal benn commission féminine ñoo xam ni ñooy coordonner liggéey bi mu jëm ci soxna yi loolu nag du ñàkk mu am coordonnateur du ñàkk it mu am commission culturelle bu ma ko waxee li ma ci jublu mooy ñoo xam ni saa bu jataay bi amatee diggante bi ñuy toog di xaar ñoom ñoo yore duruus mi di ko séddale ak ñeneen ñoo xam ni mën nañoo tànn fukki nit ñoo xam ni dañ leen di booleeg Cheikh Bamba mu yore commission culturelle wala sëñ Bara mu leen di former di leen tàggat ba fu jataay bi mën a am rek ñooñu yore waxtaan wi ñooñu yore animation conférence bi mënta it mu ñàkk ab financier koo xam ni liy tax jataay bi mën a am kenn école bu ne am loo ci participer ku koy dajale mënta it mu ñàkk commission sociale loolu it gannaaw lu ma ci souligner lu ndaw muy soxna Mbène mi am na liggéey bu am solo bu mu ci doon def bu nit musaana xewle moo xam dañ koy takk wala muy tudd da daan coordonné soxna yi kenn ku ci ne loo am nga joxe ko mu génnee ci ab nataal moo xam nataalu suñ Saliou lay doon wala nataalu suñ mag bi boole ko logo wu daara ji def ci sa photo ñoom ñu daan def délégation bu am solo dem ba soxna soo jox ko ay mbokkam xam ni kat kii ñim doon àndal ci taalibe wuyu si nañ ko ci bisam bi loolu it mu nekkoon lu rafet lool ma yaakaar ni jataay bi dana am solo ci yooyu ñu mën ko fee tànn waaye li ci ëpp solo mooy jàppalante gi te ñu muy lu mat a bàyyi xel yéen kat bokkoo leen école yi ngeen di jàngee bokkoo leen itam fu ngeen dëkk waaye bu ngeen dajaloo fii dajaloo bi dafa war a am njëriñ dafa war a am njëriñ mooy kenn ku ci ne danga cee war a dolleeku ci xam-xam kenn ku ne da nga cee war a dolleeku ci taalibe loolu nag li tax mu am mooy kenn ku ne nga naw sa moroom maanaam nga nangoo xajoo sa moroom ndax lu jafe la rawatina jafe yombut ci góor ñi waxuma la ci jigéen ñi kon bennoo gi loolu lay wone loolu bu xasee ba am su boobaa kuñ ci bëgg mu fekk si ñu ci danañ ci fekk si ndax maj ma ko noonu soxna yi kenn ku ne xam ne ni ëpp nañu lii waaye tàmbali goo gis day sew lu muy gën di dem muy gën di yaatu ba ñu dem ba mën a am mbooloo moo xam ni ci soxna yi lépp lu as soxna nit dana xewle soxna yi ci boppam dajale la ko loo xam ni maanaam buñ ko joxee loolu dana defar lu ëpp ci xew ma tey dana dundalaat liggéey bi bu baax a baax a baax loolu mooy soññe yi ñi nga xam ni it ñoo yore thème yi saa su ne approche diine ji nañ koy bàyyi xel surtout thème actualité ndax mbir moo gis jamono dox ba àgg fa saa boo ko yëkkatee li nga war a njëkk laaj mooy lan la ci lislaam wax maanaam bul doxee sa xel mu jub wala nga xool tubaab yi li ëpp ci li ñuy def wala nga yaakaar ne lii dafa passionnant lii dafa rafet naa ko def waaye yow da ngay ab jullit te jullit daa am ci lu mu tënku loolu day lu mat a bàyyi xel maanaam bu ma ci doon joxe benn exemple bu ndaw rek buñ ne soxna ba xam borom këram duma dóor ko tax na mu ñaan baat bu dee ci lislaam boo delloo ci alxuraan ci boppam suñ borom dañuy bu ngeen boo ko meree na nga doxalee nàngam loolu bu sottiwul nga def nàngam loolu bu sottiwul nga jël yet bàccal ko kon daa mel ni loolu diine la waaye bi muy wax waxul dóor yu tar maanaam day loo xam ne nag boo ko tegee ci xel
mun naa xaw a compliqué waaye boo ko tegee ci diine mun naa woyof toll kon loolu mooy li mat a bàyyi xel waaye bu ñu dégloo li fi dégagé ci ay jàngat jigéen du bëgg a dem maanaam bu leen dégloo ñoom ñaar lu baree bari mën nga koo xam kon ñi ngi sant bu baax tey ñaanit mu bañ a gëj jataay yi saa su ne nay am ndax saa bu lu muy gën di am rek xamante gi di gën a am te bu lu ñuy gën di xamante di gën a wàllante ay jikko ndax am na ñoo xam ne tey jigéen day jëmm joo xam ni suñu borom da ko bind ci toppe maanaam faaw jamono ju ne dana am lu muy topp loolu bu ñu xamantewul kenn ku ne nga fan sa moroom ci lim ne lim ñuy yóbbee mooy dangay ñëw ci jataay bii mel nii waaye boo fi jógee ñeneen ngay àndal beneen melokaan ngay yor kon nag jataay yi noonu la war a amee noonu la war a bindoo kon damay tënk foofu kàddu yi xam naa li ma ci def ci proposition dinaa ko jox sëñ Bara ñoom li ci mat a yeggale maanaam ñu yeggale ko jërë ngeen jëf. bisimilah barke wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaare bu baax moo dem soxna yi di santaat bu baax ci liggéey bi di ñaan sëriñ bi ci barkeb Cheikhul Khadim mu nangul ñu jataay bi mu doon jataay boo xamante ni sunu borom da koy gërëm defal nu lépp nag àddi soxna Jaara mi nga xam ne moo tax ñu daje xanaa ci loolu li di ci jéggi yoon di fàttali màggal gi la di février la incha allah ren nag daara ji amoon ci taxawaay mooy dañ ko fas yéene màggal Porokhane incha allah kër sëñ Ibra Gueye dañuy dal fa lañ koy màggalee loolu xam naa information la boo xamante ni kenn ku ne xam ko rek yóbbaale ko xam naa ne balaa Porokhane gi danañ fa am benn détail boo xamante ni dañ ko mën a defaale ci benn école incha allah loolu xam naa ñi nga xam ne ñoo jiite école yi muy jëwluñ soxna yi dañ fexe ba nañ dajawaat noonu ñu dajawoon keroog samedi bi passé dinañ dajawaat jéem a tënkaat benn détail boo xam ne dañ ko def ndax ku gis détail bi nii ni mu demee xam ne am na solo lool te kenn ku ci ne boo nga ñëwee tey jaar nga ci loo xamante ni amaana xamoo ko woon te loolu ci détail bi la amee kon détail ni ko jëw bi waxee sànq mat naa gën a bari kenn ku ne boo ñëwee di ci jàng bu baax ndax jamono moo toll fa xamante ni yaakaar naa am na ko souligné léegi mooy waajur yi temps bi daan def ci yar sax amatul léegi li ci ëpp média bi moo ñu yar wala réseaux sociaux yi rek wala nga am koo xamante ni moom ni yow lay mel ne nga taxaw moom mu dimbali la loolu ci góor ñi ba ci jigéen ñi ndax xasida yi nga xam moom lañuy jàng rek amaana bu awul woon ak defar bi nga xaw a jafe lool kon moo ngi dimbali sëriñ bi ci tawfeexam moo ñu tawfeexale ba ñuy jàng ci xasidaam yi ñu ñuy gis ba njortu ni ñun dañoo demoon ca daara ja te fekk ni génnuñ ci école yi ndax ñun ñuy toog fii yëpp suñu cursus scolaire def nañ ko na mu waree bokkul dara nag ak li nga xam moom lañ nekk nga xam ni buñ ñëw buñ la waxul seen profil doo ko xam te loolu sëriñ bi ñu ko dimbale ci xasidaam yi xam ni jàng ñu koy jàng moo ñu defal tawfeex loolu kon ñu gën a góorgóorlu ci xam ni boo nekkee soxna wala nga nekk góor yàlla nekk ndaw sa mbiri àdduna ak sa mbiri àllaaxira mën naa ànd wax nañ ko sànq ci détail bu am solo am na ko fi souligné mooy nit ki mun ngaa toll ci benn âge boo xamante ni mun ngaa cumuler ñaar yi ndax amaana boo demee ba boo xoolee soxna yi ëpp ci yoon yi am nañu borom kër waaye ay savant lañ tamit mooy am na lu ñu xam seen diine waaye ci sëriñ bi boo leen ci doon natt yi doo leen ci yey te ab soxna nag murit nag foofu la war a ne mooy da ngay am loo xamante ni ñi sàkk àdduna yëpp moom lañu am ba pare nga boole ko loo xamante ni ñoom ñi nekk nag ci leen amuñu ko kon
loolu ci base boobu ñoo ngi gën a soññee bu baax yéen ñi nga xam ne nekk ci lycée yi wala nga nekk ci CM yi ñu gën a góorgóorlu ci njàng mi xam ni ak murid moom saara fu mu nekk rek dafa war a nekk te kanam it buñ waree soxna gaare ci biir classe bi jox ko 19 ñu xam ni kii kat moo ñu mën ci lii moo ñu mën ci lee loolu ñu ngi ciy gën a soññ mbooleem soxna yi ñu gën koo bàyyi xel ñu gën a góorgóorlu ci loolu te xam ne loolu mooy liggéey bi ndax it suñ mën a wax nañu ko keroog rek ci ziar bi ñu weesu mu ne yéen dama am ci yéen yaakaar ndax ni ngeen mel nii réew bi yéen la soxla te it ab réew boo ko bëggee yore da ngay am xam-xam waaye da ngay jub nag nekk ci sëriñ moo la koy may kon ñu ngi ci gën a soññee bu baax ñu gën a góorgóorlu ci études yi waaye bu ñu sàggan ba li nga xam ne day dal ñeen liñ dal mooy sëriñ bi ñu nekk muñ ci dara jëlee lépp loo xam ne gis nañ ni war nañ koo góorgóorlu ba gën koo boole moom nañ góorgóorlu ci loolu xam naa jëwriñ yi proposé na fi ay ak commission xam naa après dañ ciy jéem a liggéey rek ci jéem a xool commission yooyu nan lañ ko mën a taxawale ak nan lañ mën a def ba coordination bi mën a jàll bu boobaa it ñi nga xam ñoo seqoon thème yi ñu gën a farluwaat rek ndax thème bi xaw naa gàtt waaye ku leen soxna Dior ak soxna Diarra def nañ ci ab liggéey bu am solo ndax ñoom ñii ñëpp ci biir semaine bi lañ leen ko wax waaye ku dégg ni ñu waxee rek xam ni def nañ ci ab gëstu bu yaatu ñoom leen ci sant bu baax tey ñaan sëriñ bi nangu ko te gën leen doole ci xam-xam it ba saa buñ soxlaa teen yi rek ngeen gën cee mën a taxaw xam naa ni kàddu yi loolu la woon